télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñuy programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ci gën a fës bokk na ci mbir mu doy waar mi nga xamante ne ji kon tey jii la ñu ko gis ca plage bu Cambérène mu di benn xale boo xam ne ab néewam la ñu suul ca tefes ga ci ay témoignages yoo xamante ne ji am nañ ko la ñu wax moo di benn waay moom moo yàpp yëf yi ci moto ñëw ba fuufee suul ko fa daw ba ñu koy yuuxoo nag ca la dawe lu mu ci mën di doon police ak sapeur pompier ñoo ngi fa woon tey ji xale bii ngeen di gis kon mu di ab liir sulli nañ ko bay ngay def ay enquête ngir xam anakan moo ko fa suuloon. hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh ba ca diwaanu Tiwaawoon liggéeykat yi mu di personnel ba tey jii ab toogaanu ñaxtu la ñu xëy ak ay sagar yu xonq ñett ci seen i naataango yi ñu teg loxo garde à vue leen di leen toppee mbirum délaissement d'enfants dans un lieu solitaire mu di sàggane gone ci foo xam ne dafa wéet loolee kon la ñuy ñaawlu bëgguñu yoon di dal ci seen kaw wala kon mu leen di singili ba tax tey ji ñu xëy ab toogaanu ñaxtu. bato hôpital bi gën a mag ci àdduna bi daloo nañ ko tey jii ca port Ndakaaru njiitu réew mi Macky Sall moo ko daloo bato bi Mercy Ship la tudd mu di bato boo xamante ne la ca nekk ci ay lal yu ñu mën a tëdd faju toll na ci ñaari téeméer leneen luñ ca mën a jàppit moo di am na ñaari clinique ci biir ak laboratoire formation njiitu réew mi Macky Sall gis ne dana gën a kon yaatal taxaw gi ñu bëgg a taxaw wàllu wér géram ci réew mi. daañu waxtaanee it mbirum aada ak cosaan ak biennale Dakar te tey jii danañ leen xamale ak koo xamante ne ji dafay dajale ay œuvre art mi ngi wuyoo ci turu Serigne Mourtada Mbacké Diop moo di kan luy tax muy wër àdduna bi ngir di dajale xeet yi daañu ci ànd ak Ibou Diouf ak Jaafara Ba ñu gën leen a xamale ak ñoom mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxirlu ñu faram fàcceel leen ko. dellu leen nuyu mbokk yi dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi dooree xibaar yi ak jëf ju yéeme joo xamante ne ji gis nañ ko tey jii ci digg bëccëg gi ca plage bu Cambérène muy li ngeen di gis ni ab liir la ñu fa suuloon nee nañu nag ci témoignage yoo xam ne amee nañ ko daal benn waay bu yoroon motoom moo ko ca def ñëw ba foofee suul ko fi ba ñu koy gis muy def jëf ju ñaaw ji nag ci lañ ko yuuxoo mu daa di daw ñu xam ne police ak sapeur pompier ña nga fa woon ñoom sax ñu sulli néew bi mu di néewub liir bi ngeen di gis ngir it amal ci ay enquête ba xam daal ana lan moo xew dëgg-dëgg des na ci dellu si ak yéen ak Aminata Mbaare Sow mi ñuy toppal moom i li mbir meneen mu di toogaay nu ñaxtu bi nga xam ne liggéeykat yi ci hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tiwaawoon xëy nañ ko naka tey jii teg ci nag ay sagar yu xonq ndax seen i nattaango yoo xam ne dañoo toll ci ñett ci ñoom ñu téye leen ci garde à vue ngir mbiri enquête fukki liir ak benn yi faatu woon ci lakk foofe jëf jooju daal moo leen neexul ndax dañoo gis ne dañ leen ci bëgg a singili bëgg leen a sippili xew te duñu ko nangu dañu ci ànd ak Cheikh Anta Diop ci ay leeral. tey dañoo xëy dakkal bépp liggéey fii ci l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane fajkat yeeg liggéeykat yi nekk ci biir ñëpp sol ay blouse yu weex rango ay morceaux yu xonq ñoom ñëpp daanaka respecté nañ mot d'ordre bi nee nañ li leen metti ñetti ci ñoom ñi jamono yi ñu ngi leen téye ci commissariat urbain bu Tivaouane ci garde à vue. ñett yi ñuy jàpp kenn ki mooy directeur des ressources humaines nit ñi dinañ wax maa moom lu ci yoonam da doon def garde administrative Cheikh Diop la tudd. sage-femme bi mi ngi tudd Awa Diop ak aide infirmier bi Koumba Mbodj semaine bi yëpp ñu ngi sonal suñu gars yi di leen woo di leen torturer psychologiquement di leen woo 4 heures du matin sax am na ñoo xam ne 4 heures du matin lañ leen woo ba midi am na ñoo xam ne dañuy toog ba yàgg rek ñu woo la nga génn ñu woowaat la ñu woo la aussi 16 heures ba 3 heures du matin le lendemain nga ñëwaat ñu teg la ci benn chaise boole la ak benn policier booy dem di tuur ndox sax policier bi da lay topp. ñiy liggéey ci hôpital bi naqarlu nañ lool nee na tout tànk yi nga xamante ne dëddu nañ ci lakk gi waaye de nee nañ buñ leen joxoñ baarama tuuma ne seen loxo taxewu ci. fukki bakkan ak benn rot rek moo ci responsable. fukki bakkan ak benn rot ñëpp ko ñaawlu ñëpp a mer ñëpp a tiis ñun daal duñu responsable ñun moom ñun nag la ñu bëgg a solal mbaxana mi mais duñ ko nangu duñu responsable ndax nag dañoo gëm nag ni yoon am na ci dëkk bi et puis gëm nañ ni justice am na fi de moo tax boobu ba léegi ñu ne teg wante nag justice buy dox ci digg tali bi dox ci digg ba tali bi ak mu wàcc tali bi di commencé laawaale xaaxaam yi su boobaa nag dinañ ni ko nag ñun dàqaruñu te fenn la jëmale ay bëtam ñi mu jëmale ci ay bëtam mooy sage-femme yi ak infirmier yi dong la bëgg a jàpp.
fukki tuut tànk ak benn nag faatu ci lakk gi fii ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane. ñett ci liggéeykat yi teg nañ leen loxo ba jamono yi ñu ngi ci garde à vue te buñ sàgganul daañu leen jàllale ci procureur ca Thiès. jamono yi agent yu bëri ba léegi ñu ngi jàkkaarloo ak waa DIC ngir laaj ak tontu. Cheikh Tidiane Dia benn waay la boo xam ne dafa xëyoon dem ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh àndoon ak ko wopp ba mu demee nangu ñoo laal ka mu yóbboon ngir mu faju mu di lool nag da ko metti lool tax nag mu àkki suñuy micro ak suñuy caméra ngir joytu fa lu ni mel ñu teewlu ko Cheikh Anta Diop Sey Latir. dama fa amoon rendez-vous tey fii si orthopédie bi ak suma jabar dafa fracturé depuis lors bon rendez-vous bi ñu ma ko joxee léegi ça fait presque 30 jours ma ñëw tey bi ma ñëwee ñu ni ma rendez-vous tey dañu nekk en grève léegi defalaat ma rendez-vous le 13 juin ci koo xamante ni dafa fracturé depuis presque 1 mois et demi tey la ñu waroon def rajo bi ñu joxaat ñu rendez-vous le comment dirais-je le 30 juin loolu fan lañ ko teg ñoom bu ñu amee problème kii lañ amal problème comment dirais-je état bi lañ amal problème mais ñun population bi waruñu subir les conséquences dañu war a faj wala le problème ñoom ñi ngi def seen lu ñu weng waxatuñu ñu nekk si enquête mais duñu taxaw wala ñu xeexee neneen mais Sénégal mooy dëkk boo xamante ni lu leen neex def pour quelle raison mais war nañoo xool sax neneen noo xamante ni nuñ ko xeexee la mais population bu ñëwee war nañ leen mën a faj parce que population bi tey actuellement ni ñoom ñoo war a subir les conséquences pour quelle raison fan lañ ko teg bon léegi nag bon comme noonu la demee man ma saisir leen bi ma leen saisir ñëw wax li nga xamante ni moom moo ñu metti li ñu metti ñu wax leen ko état bi jël ci ay responsabilités parce que ñun tamit ñun defuñu dara ñun population bi la amuñu leen loo xam ne def nañ ko Cheikh Tidiane Dia lay wuyoo di doomu Sénégal bu demoon di faju ji ña koy faj banque seeni yoxo ndax di wane seenu naqar moom it naqaram noone la ko beccee ci kanamu télévision Futur Média lu aju ci li xew ci hôpital Abdoul Aziz Sy Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane nees di def ba lu ni mel dootuñu ko dundati daf mel ne kilifa yu réewum Sénégal ñoo ngi ciy pexe dégg nañu njiit réew Macky Sall mu xam leen ne daal mboolem service néonatologie yi ci réew mi daañu ci defub càmbar ba jëf ju ni mel bañ fa amati mu di lool bari nañu ko rafetlu waaye dañoo gis ne nag waruñoo yem rek ci unité néonatologie yi war nañoo fexe ba boole ci hôpital yi réew mi def ci audit mu di càmbar ngir xam lu ca dox ak lu ca doxul ak nu ñu ko mën a tegee ci yoon ba mu gën a mën a dox ñu ànd ci wowile wàll ak Marcel Farba Maroun. laaj naa ngir ñu auditer service natologie yépp yu nekk ci réew mi lu jëm ci wàllu tabax bi installation bi ak équipement yi ci ne boobule annonce jóge ci jiitu réew mi Macky Sall mu doonoon ay waxtu ginnaaw musiba bu jot a am ca Tivaouane. Le processus d'audit et les ressources pour l'audit sont extrêmement importants. lu jëm ci wàllu audit ak alal bu ci jëm dafay am solo lool ñu wax ci. processus bi mën na dem ba juróom-ñett weer ba benn at sax ndax boroom xam-xam yu ciy bokk dañuy nar a bëri pompier yi expert ci wàllu prévention incendie ak tamit protection civile waaye tamit day laaj lu toll ci fanweer ak juróom ba ñeent fukk ak sax ba téeméeri million ci suñuy koppar bi ñuy nar a mobiliser ci structure de santé bu ne moo tax dañuy càmbar xool hôpitaux yi nga xamante ne ñoom ñoo ko gën a soxla. Notre ministre, nous avons ciblé les hôpitaux où la prégnance de cette audit était la plus importante. ñenn ñi jàppee ko kon décision bu baax waaye bile audit dañ ko war a gën a généraliser mu war a laal sax bépp hôpitaux yu nekk ci Sénégal. li ma bëgg ñu def mooy hôpitaux Sénégal yëpp ñu auditer leen c'est sur le plan technique même ñu bees yi voir. pour ñu am li ñu bet même ñu bees ñi pour ñu xamu mos lu nekk suñu loxo lan la parce que dañuy ñëw tabax hôpital inauguré ko tout le monde est content tout le monde est satisfait c'est des beaux hôpitaux et tout ça mais qu'est-ce qu'il y a dans le fond on ne sait pas mënu nga inauguré hôpital bu bees un an après fii di tàkk. jamono ji nag benn enquête criminelle jot nañ ko tijji ñaari agent hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane ñu daal di leen téye ñu ngi leen di topp ndax li ñu bàyyi xale yooyu ci benn bërëb ñoom rek te mu daal di indi musiba bi jot a am semaine passée état bu Sénégal nag moom jamono ji mel na ni ku bëgg a motal processus bi ngir fexe rek ba lii ni mel bañatee am ci hôpitaux yi. beneen hôpital bu ñu dund tey jii lu xaw a jaaxle ñenn ñi moo di hôpital Aristide Le Dantec borom opératoire ba fa dañoo mujj kon dakkal intervention chirurgicale yi fa waroon am tey jile li tax mooy dafa am court-circuit bu fa am ba tax courant ba yeggu fa loolee nag mu di loo xamante ne ji daal ñu bari daf leen a jaaxal reportage Cheikh Diop. bloc central bu hôpital Aristide bu Dantec. lépp lu ñeel wàllu intervention chirurgicale ñu daal di koy dakkal boobaak léegi toll na ci ñetti fan li ko waral bokk na ci baisse de tension ñu nekk fii ci salle 5. samedi bi ci suñu benn salle yi am na boo xamante ne dañu sentir ne
courant bi stable woon trop ñu ne nañ ñu taxaw pour vérifier waat circuit bi yëpp parce que benn bloc opératoire la ak juróom benn salle donc ñaari salle yi nga xamante ne moom la ñu defee urgence ak yeneen salle yi ñuy defee programme réglé yi ñuy defee programme réglé amul benn problème urgence yi aussi benn bi rek moo am problème wante pour faggandiku moo tax ñu ne nañu suspendre tey ñu def lu ñuy tuddee maintenance préventive. panne bi nag li ko waral jamono yi xamaguñu ko bu ñu sukkandikoo itam ci ki nga xam ne moom moo yor wàllu courant bi. maa ngi xool problème bi ba léegi tureeguma situation bi. juróom benn salle moo nekk ci bloc central bu hôpital bile ñaar yi doon yu urgence jamono yi nag ñu daal di tëj lépp directeur bu hôpital bile di xamle rek ne yeneen i intervention ñu ngi koy def ci yeneen i service rappelé ne aussi am nañ ay yeneen salle ay yeneen bloc opératoire yoo xamante ne nii ñu ngi fonctionner am nañu ay salle d'opération au niveau de l'urologie bloc opératoire uro am nañ fa juróomi salle ophtalmologie aussi am nañ fa ay salle ñu ngi dox CGO maternité aussi am nañu fa ay salle ñu ngi dox donc bloc central rek la ñu suspendre activités yi tey. hôpital Aristide bu Dantec doon aw hôpital centenaire l'installation yi nag daanaka yàgg na ci loolu itam ñu sàkku ñu daal di coppi wala boog tëggaat bi la hôpital ba noppi itam daal di gën a ñoŋalaat lépp lu ñeel wàllu paj mi. bateau hôpital civil bi gën a mag ci àdduna bi daloo nañu ko tey jii ci Sénégal ca port Ndakaaru la ñu ko inauguré mi ngi tudd Global Merci njiiti réew mi Macky Sall moo ko teewe woon ak yeneen njiiti réew ñu fàttali leen ne bateau boobee nga xamante ne ji kon lu aju ci ñaari téeméeri lal hospitalisation ñoo ca nekk ñaari clinique benn laboratoire formation li ko tax a jóg dana bokk ci gën a taxaw wàllu paj mi ñu jàpp ne it njiiti réew mi Macky Sall rafetlu na fa te it sàkku ci yeneen njiiti réew yi daal ñu dugal seen loxo bu baax a baax ci jëf ji nga xamante ne ji Mercyship mi ngi koy faral di jëf ngir kon gën koo mën a jàppale ñu ànd ci ay leeral ak Alhassane Ba. bateau bi ñu daloo tey ñu duppee ko Global Merci nekk na bëgg-bëgg ju yàgg ji nga xamante ni mat na ci jamono ji mu di bateau bi gën a mag bateau hôpital bi ñëw ñoŋal wàllu wér-gu-yaram fii ci Afrique. Et je rappelle qu'en septembre 2019. maa ngi fàttaliku septembre 2019 ñu ngi doon xalaat nan la ñuy fexe ba dajale koppar gi nga xamante ni dana tax ba ñu mën a taxawalaat beneen bateau bi mën a ñëw yokk ci activités yi ñu amal fii ci Afrique mu mel ni loolu mat na tey ji ñu ngi taxaw ak bateau bu gën a mag bateau hôpital civil fii ci àdduna mu mel ni kon ñoom ñi jiite Mercyship wane na ni liggéey nañu bu baax a baax ngir mën a relever défi boobu ngir fexe nag ba gën a yokk seen capacité intervention fii ci Afrique. Les capacités d'intervention. ñoom ñuy taxawal Mercyship amoon yéene daloo Global Merci fii ci Afrique nekk na ab bëgg-bëgg ju mate fii ci Ndakaaru li ni mel tax na ba moom njiitu réew mi président Macky Sall sàkku ñu gën a jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy Mercyship. Et je lance donc un appel. maa ngi tàllal loxo partenaires bilatéraux ak multilatéraux yëpp ñu fexe ba ñu mën a gunge élan humanitaire bu Mercyship li ni mel nag mooy ñu taxaw ngir fexe ba ñu mobiliser ay moyens wàllu humain wàllu technique waaye itam wàllu finance ngir mën a couvrir mission yi ñu amal maa ngi am yaakaar ni daañu dem yegg ca Guinée-Bissau waaye itam ca Union Comores. La Guinée-Bissau et l'Union des Comores. Maintenant tous les États comme il l'a dit. jamono ji nag. réew yëpp war a taxaw assumer seen responsabilité fexe ba ñu gunge projet bi ndax suñuy askan mën a am wér-gu-yaram ju am solo. d'efficacité à la santé de nos populations. guddaayam toll na ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti mètre am na lu toll ci juróom benn bloc opératoire ñaar téeméeri lal hospitalisation ñaari clinique benn bi dentaire beneen bi ophtalmologique ak benn laboratoire bi nga xamante ni dañ ciy tàggat ay chirurgien waaye itam ay infirmier moom Global Merci nekk na ab hôpital moderne bi nga xamante ni ci technologie fi mu toll ci jamono ji ci la méngool moom président Macky Sall nee na dana yeggee ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay naataangoom déclaration buñ jotoon def fii ci Ndakaaru. sàmmkat ya ca Ranch Dolly ñoo ngi ci jaaxle gu mat sëkk sabab li moo di seen jur gi moo faatu mi ngi nii ngeen di seen lu toll ci junni ak ñetti téeméer ci ay jur faatu la leen faat nee nañu mi ngi bàyyeekoo ci taw bi fi wàcce keroog àjjuma ñu nekk ci jaaxle gu mat sëkk bëgg yi nag ñu daal di leen di dimbali.
service d'hygiène ba ca diwaanu Tëngéej ci ñoom it dajale na lu toll ci juróom-benn fukki junni tonnes ak ñetti téeméer ak ñeent fukk yoo xamante ne ji ay produits yu ñu war a jëfandikoo la ñu daal di koy dajale lakk ko seenu njëg boo ko doon xayma mi ngi toll ci 23 millions 256 mille francs CFA ñaar fukki millions ak ñett ak lu fegg ci yooyu la wàll adjudant góor gi wàdd sàkku nag ñu wutal leen beneen barab boo xam ne fa la ñuy dajale produit yu bon yooyu di ko fa lakk ndax fañ koy defee ay nit ñoo dëkk ci la ko wër boole ceekit boo ko lakkee ba dem dañuy ñëw fay lakk nga xool luñ mën a jël yóbbu ko jëfandikoo ko te loolee tooke lay doon ci ñoom moo tax ñuy sàkku beneen barab boo xam ne dinañ fa mën a dajale produit yu baaxul yooyu di ko fa lakkee ñu ànd ci leeral ak Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. fukki tonne ci ay lekk yoo xam ne kenn waru koo dugal gémmiñ ndax seen mbon lim bu toll nii nag doon gulet ñu daal di koy jàpp ci département bu Tëngéej waa sous brigade de l'hygiène bu Rufisque ñoom ñoo ko amal la. di fa xool di fa def contrôle si wàllu set bu ñu fa gisee loo xam ne dafa périmé moom lañ andi nii liñ fi andi nag mat na 60,340 tonnes boo ko xaymaa si wàllu xaalis toll na si 23 millions 256 mille francs waaw léegi nag am na produit yoo xam te ne ni wala lii ëpp si produit ay boisson la am na ay beurre ay mayonnaise ay café yu ni mel waaw yooyu yëpp nag dañ koo dindi ngir aar askan wi si lépp la nga xam te ne mi wàllu feebar la. ci dan góor gi wàdd nag di woo askan wi ñu gën a bàyyi xel nag ci li nga xam ne moom la ñuy jënd moom mi la tamit muy daal di sàkku ñu daal leen di wutal bërëb bu baax boo xam ne danañu fa mën a lakk nag produit yi nga xam ne dañu koy faral di jàpp ci boutique yi ak ci marché yi. population bi dañuy faral di ñëw di jël produit bu dee ne lakk bi wala yàq bi dafa des appel bi ñu leen di lancé nag mooy ñu fexe ñu bàyyi loolu ndax produit yi. baaxuñu suñu baaxoon duñu leen lakk date yi ñoo weesu wala ñoo périmé ba ñu andi leen fii di leen lakk. dem bu yàggul dara retraite major Mamadou Thiam Faye nag daal di ñëw ngir encourager ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko fa wuutu moom mi la nag muy sàkku ci ñi jiite bokk moomeel bi ñu gën a jàppale nag sous brigade de l'hygiène bu Tëngéej. Nous demandons aux autorités locales d'accompagner sur l'hygiène, les autorités locales, les maires et également les autorités administratives, les préfets, les sous-préfets du département, ils n'ont qu'à accompagner sur l'hygiène parce que le service d'hygiène a besoin de ça. Le service d'hygiène ne peut pas aller seul sans l'accompagnement de ces autorités. Et nous laissons un appel de les accompagner. askan wi tamit rafetlu lool liggéeyu ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa service d'hygiène. waxtaane wàllu njàng mi ak jafe-jafe yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ay jàngalekat yu nekk ci Guéréo moo di ay débrayage ngir nag bëgg kilifa yi respecté li ñu diggante woon ak ñoom tax ñoom jàngalekat yi ñuy wane seen bopp ci wooyu le wàll fële ci diwaanu Ndar ñi war a def bac ak war a def BFM ñoo ngi ci jaaxle ndax li ñuy ragal mooy dem ba yegg ci war a examen du fekk li ñu waroon a jàng yëpp ñu jàng ko nañuy mujj mooy sàkk pexe ay cours de renforcement la ñuy def waaye lu mu ci mën di doon nag bëgg nañu jàngalekat yi gouvernement bi am saafara ci li leen jotale bu ko defee ñoom élèves yi ñu mën a jàng ci nam ware waajal seeni examen Ousseynou Diop reportage. école bi jamono jile ay jafe-jafe yu mag lay dund la ko gën a waral bokk na ci ñàkk déggoo bi nga xamante ni am na ci état bu Sénégal ak ñi nga xamante ni ñooy jàngalekat yi naam sax amoon na ay déggoo yoo xamante ni am na ca waaye amul lenn loo xamante ni état bi respecté na ko loolu nag moo tax su mel na ngeen ni le njàng mi nekk ci goutte goo xamante ni kenn xamul fan lay mujjee. ñun dañu yaakaaroon ni grève yi jeex na parce que ñun ñi sax ñoo si gën a sonn parce que moi je suis en classe de terminale en série G donc. instant yi daal affaire bi moom dafa jaxasu ko parce que instant yi dañ nekk duñu sonal surtout ñun ñi nga xamante ni suñu examen bi le 27 la woon instant yi peut-être que dinañ ko puusaat xam nga loolu arrangé wuñu donc mooy loolu. terminal war a préparer sa bac nga toog ba moment yi gars yi ñëw ni dañuy grève xam nga loolu moom dafay nekk loo xamante ni lu yéeme la quoi parce que examen. te ñoom élèves yi nga xamante ni ñooy def baccalauréat dañu am njàqare. parce que ñu teel a def examen moo ñu gën a arrangé waaye. année blanche lay doon ak stress préparation bac bi affaire yoon. ñoom élèves yi nag prox ndolu suñu micro bile xam leen ni état bi ak ñi nga xamante ñooy jàngalekat yi dañu war a trouver nag benn accord seen diggante ndaxte li nga xamante ni mooy raam bu demee ci ñag bi beneen i jafe-jafe ñoom élèves yi daañ ko am. ñun moom bu fekkee ñun la suñu programme xaajagul bay jeex parce que boo xoolee mat épreuve mat bi fu ñu toll rek gain mooy loolu. si ñoom ñun ñoo ngi nii dañuy toog fii di def travail de groupe entre nous parce que ñoom dañ nuy lor suñu toppee grève yi toog suñu kër rek bu bac bi ñëwee moom dañuy toog di xulle.
état beeg jàngalekat yi nag ñu ngi leen di xaar ñu mën a andi nag saafara ci lu jëm ci wàllu njàng mi ak jafe-jafe yi nga xamante ni jamono jile moom lay dund ñu ci bare nag jàpp ni bu fekkee ni lii ma ngay wéy boobu moytul moom année blanche foofee la ñu jëm. waxtaane wàllu aada ak cosaan ak biennale Dakar bi ñuy amal tey jii nag dañuy dem seeti Serigne Mourtada Mbacké Diop moom da di koo xamante ne ji yàlla da ko xiir kon ci ay œuvre art mu jaral ko nag muy wër àdduna bi fu mu gis lu mel nii rek di ko dajale gàddu indi ana lu ko ci dugal kañ la ko tàmbali ak lan la ci jublu dëgg-dëgg ñu ànd ci ak Ibou Diouf Jafara Ba. Kalaba. pièce Kalaba bi ngeen di gis mu ngi ko jële Nigéria mu ne am na junney at ak juróomi téeméer beneen bi nag mu ngi ko jëlee ci gox bi ñu duppee Ashanti nekk ci réewu Ghana moom bile am na juróom-ñett fukki at Serigne Mourtada Diop di yëngu ci wàllu œuvre d'art ñu naan ko ab collectionneur. Kalaba waaw le Kalaba c'est une pièce boo xam ne si mi ngi jóge nord du Nigeria tout près de Nok les Nok c'est une tribu la Kalaba tribu la ay ethnique la. elle fait moom ci 800 la war a doon moom itam Ashanti bi Ghana. yooyu def nañ test carbone 14 bi en Europe ba mu génneel ñu ko dëkk yooyu yëpp dama fi daa dem Nigéria comme ni ma la ko waxee woon rek benn def naa fa 25 ans. nga xam ne su ma ñemee damay am ñoo xam si ñoo may xoolal. bu ñu duggee ci bërëb bi nga xamante ne da ko jagleel lépp lu aju ci wàllu aar jumtuwaay yi nga fiy fekk di firndeel li nga xamante ne jot na ko liggéey. moom mi lii di collection de ko neex lool. lu xaw a jafe la ndax loo xam ne si booy collectionné di jënd ay pièces te yaakaaroo jaay ko donc yaakaar pour bëggal ci doomu aadama yi donc te yàlla mu ngi ciy dimbali ndax li ñu ci bëgg lépp suñu borom baa ngi ñu koy defal et c'est quelque chose boo xam ne war nañ ci gën a éduquer nit ñi. moom mii nag dafa jàpp ne biennale Dakar bii dina ko may moom ak artistes yi muy liggéey ñu fësal li nga xamante ne jot nañ ko def loolu rek di jëmal lépp luy cosaan ak aada. gis ni ñu nu présenté c'est des grands artistes ku ci mel ni Séni Awa Camara ak Yahya Ba ak le gungung yi c'est des costumes traditionnels du Bénin yoo xam ne si ay pièces voodoo la bu ñuy def seen voodoo yi moom la ñuy def. Serigne Mourtada Diop bi bokk ci collectionneur yi gën a mag ñi nga xamante ne moom la méngool jamono daanaka fii boo fi ñëwee di nga fi gis ay jumtuwaay yu bari te wuute lépp aju ci wàllu art contemporain ak itam bu moderne bi. waxtaane wàllu tàggat yaram ak football éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2023 équipe nationale bu Sénégal nekk ci wattaay war a football maxam bu njëkk ak Bénin tey ji Aliou Cissé gaynde yi mu wóolu wuy ji nañu ko jot a tàggatu ak moom ba mu des Sadio Mané mi yeggseegul ñett ñu yees yi nga xamante ne jiit ñi ngi soog di am guléet ci équipe nationale bu Sénégal ñoom it fekkee nañu entraînement tey bii moom Aliou Cissé entraîneur bi li mu xalaat ci ñoom it wax na ko Cheikh Sadibou Diarra. ñaar fukk ak ñeenti gaynde ñoo bokkoon ci entraînement équipe nationale bi ci stade Maître Abdoulaye Wade ñetti ñu woo bees bokkoon ci sélectionneur bi di xamle seen mën-mën. Il a une marge de progression, c'est un garçon qui est capable de jouer sur toutes les. Elimane Ndiaye am na kon li nga xam te ni moom la tubaab duppee marge de progression maanaam kon boo dee xool lii di kàttanam mën naa yokku moom nag mën na football fu ne ci wàllu attaque gi boo gisee nag kon mu am solo ngir ñu indi ko. ni ñu indee ki nga xam te ni moo di Demba Seck ndax moom ñoom ñoo bokk li nga xam te ni mooy ni ñu mel ak fu ñuy footballé Alpha Jonku moom kon ñëw na ba noppi défenseur la boo xamante ni bu méngoog jamono ba noppi dafa baax ci 1 contre 1 mën itam li nga xam te ni moo di contre attaque. être capable aussi d'être un bon contre-attaquant. Sadio Mané star bu équipe nationale bi teewu ci woon moom mi ñàkk final Ligue des champions bi. doon ku war a mën jël ballon d'or bi ci gis-gisu Aliou Cissé. Sadio effectivement qu'on va laisser. Sadio dañ koy bàyyi mu récupérer laata nag kon ñu koy intégrer ngir ballon d'or bi nag ba tey ñu mérité na ko ndaxte def na juróom-ñaari at Liverpool Sadio ci juróom-ñaari at yooyu wane na lu ne ci équipe nationale itam wane na ni ku xarañ la kon tey ji nag dinañ gis li nga xam te ni mooy importance bi nga xam te ni jox nañ ko lii di Coupe d'Afrique des Nations. J'ai envie de savoir quelle place prend véritablement champion d'Afrique sur les choix.
niki Sadio Mané Diao Keita Baldé mu ngi fii ci Dakar wante bokkul woon ci entraînement bu njëkk bi préparation bi dina wéy ba aljuma ci samedi bi ci la Sénégal di laale ak Bénin bokk ci jongante première journée groupe L éliminatoire CAN 2023. xew-xewu tàggat yaram bii ñu naan meeting de Dakar dafay dellu si ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin ca la ñu koy amal lu toll ci téeméeri athlète ak juróom fukk nag ñoo ngi leen cay séntu ñu war a jugee ci dénd ba Afrique bi war a jugee ci Amérique war a jugee ca France liñ ci fas yéene joo ci ay koppar toll ci téeméeri million ak juróom fukk jàpp ñaari téeméeri million ngir nag fexe ba loolee gën a mën a jàppandi Petrosen am na yéen a jàpp ci bu baax a baax ñu ànd ci leeral ak Pape Fara Ñing Youssou Baro. Sénégalais yi dinañ dundaat lañ dem yëkk biñ doon seetaan meeting de Dakar juróom-ñaari at gannaaw gi ñi nga xam ne ñoo ciy yëngu la ñu bëgg mooy taxawalaat bi le meeting ñu tuddee ko nag ren bii di meeting continental d'athlétisme. donc nekkoon na meeting bu mag a mag a mag boo xam ne président Momar Mbaye nii toog moom moo ko doon initié ba nga xam ne Sénégal bi yëpp xamoon nañu meeting de Dakar même Afrique yëpp. et au niveau international aussi xamoon nañu meeting de Dakar. li tax ñuy relancer meeting bi mooy dañoo bëgg a feeñ. chaque année lañ koy organiser ñaareel bi mooy athlètes yi nga xam ñi ngi Sénégal jotuñoo génn bu leen seen i naataango yu am yenn niveau yi fekk see dañ leen mën a xëcc pour ñu am yenn performance yi ndax mën nga nekk Sénégal di raw te fekk taxul mu demee noonu ñetteel bi mooy dañoo bëgg bu ci dara ruusee. ñu mën ci financer sunu développement discipline bi ci région yi. lopp tamit téeméer ak juróom fukk ci ay athlètes ñu leen di xaarandi ngir réussir meeting continental bi crème athlétisme ci Afrique yëpp ak yenn invité dinañ fi ñëw. donc dëkk yi nekk. daan si jàpp ñu si mën yëpp pour que meeting boobu nekk une réussite ak l'organisation bi ñu teg en place parce que aussi il faut dire ça. ci bile relance nag organisateurs yi moo tax ñu daal di dippee li nga xam ne moo nekk meeting bi di meeting de bronze ci loolu nag programme yu am solo daan nañ koy ficelé meeting boobu nag ñu ngi koy amal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin atum 2022 ci annexe bu stade Maître Abdoulaye Wade ca Diamniadio entrée ba nag kenn du fay dara. Pape Fara Ñing jërëjëf mbokk yi ni jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi yàlla nañu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm.